internet Dakar Buzz nuyuwaat nañu leen bu baax a baax am mbégte jàkkaarloo ak yéen ñu koy defee saa su ne ñu ngi fii nag ci Thiéline dajeeg ndaanaan boo xam ne mi ngi ci làmb ji def lam solo waaye tam soobu ci li nga xam ne moom mooy langue politique yi ñu seet si ko rek moom Gris Bordeaux na waxtaan ak moom ci actualité nationale rawatina nag ñu jëm ak biir làmb ji Gris ginnaaw bi ñu nuyoo ñu bàyyi la nga nuyu ak mbokk internet yi lay seetaan à travers Dakar Buzz. asalaamaaleykum soxna Ngoné maa ngi lay ziar di am contentement fii dalal la di nuyu auditeur u Dakar Buzz yëpp di am contentement trop dalal la fii fi nga nekk nii tey mooy sama feef fi nga toog nii fi laa juddoo fi laa yoroo fi laa màggee fii la lépp comme tàmbalee jumaa yi ngay gis ni wasifa fii suma waajuru góor El Hadj Adama John yàlla na ko yàlla yërëm moom ak xaritam ya fa nekk ñoom imam Abdou Koño Sall ñoom imam Cheikhou Diop ak suñu dignitaire rek suñu kilifa yi nga xam yëpp dañoo dëddu yàlla na yàlla yërëm te àtte leen ci seen yërmande jumaa ji ngay dégg ñuy wasifa bi mooy jumaay Cëriñ xam nga tey fi laa juddoo fi laa yaroo fi laa màggee kër gi fi la lépp sottee moo tax damay am contentement trop dalal la fii nga fekk ma fii xam nga moo tax daal maa ngi nuyu auditeur u Dakar Buzz yëpp di la dalal fii ci sama feef. kontaan nañu fii dalal ñu koy waxee léegi nekk nga ci acteur lamb yi nekk mbër ñu gis ne nag ren lamb ji dafa xaw a am sooxaange maanaam Covid bi moom moo ko impacté nu ngeen ko dundee en tant que lutteur. non comme dund nañ ko rek jël nañ ko avec philosophie comme feebar bu ñëw dal ci kaw àddina bi nekk balaa mu métti ci ñëpp ni mu méttee ci ñëpp noonu la ni mu méttee ci ñun xam nañ ni am na sax ñoo xam ne ñoo ñu tane situation mais ñun ahlu làmb ahlu sport ci ñun la gën a méttee xam nga mais nag ndog-ndog la balaa la bu wàcc ci àddina bi ñëpp di ko subir ñu ko subir di ko jël avec philosophie waaw mais tamit mbiru suñu borom la xam nga te nam bu méttee tamit dañ ko gérer jusqu'à présent tey mbër ci ñun la gën a métti parce que tamit rapport au combat yi bari na am na ay combat yoo xam ne dañ ko xaw a dépensé avance yi nga jëloon ak yooyu. voilà avance yoo xam ne tey te métti te coono boobu foo ko natt rek weesu na foofu am na ay mbër yoo xam ne dañu bii mooy deuxième rapport ci seen ay combat waaw ñu reporté waat ko te saa yu ñu koy reporté waat rek day des ay une semaine ay 2 jours xam nga loolu kenn mënu ko comprendre mu metti loolu ci mbëri te tey mbëri kenn du leen indemniser kenn du amul benn revenu tey dañuy préparé waat à zéro moo tax nga ne amul bëre dóor bi bëre simple bi làmb bien avant que pandémie bi di ñëw làmb am na ay problème nooy doxatu comme làmb ni mu meloon làmb ay 2010 ay période calaf yi nga xam ne ay période booy bi ay Balla Gaye ak ay yooyu di soog a jóg nga xam ne làmb da doon am xaalis dafa bari woon promoteur yi am xaalis. non man dafa doxoon y avait les sponsors y avait Orange y avait Tigo xam nga làmb dafa nekkoon dafa làmb bu dox ba nga xam ne calendrier bi dafay chargé ba nga xam ne les mercredis et les vendredis sax day am. stade bi ak kii Iba Mar di tëgg Demba Diop di tëgg nga xam ne calendrier bi day chargé boobu da làmb mi doon dox. ba ñëpp di ci gis seen bopp te làmb bul fàtte ni làmb nekkul mbër rek moo ciy gagné làmb li ñu ciy gagné dafa bari làmb développement la làmb tey làmb amul ku bu tàmbalee amul ku ci dul gagné kii def floqué t-shirt transporteur bi parce que mbër yi dañuy dem tëggkat bi jaaykatu crème bi jaaykatu maanaam ndox bi ñi xam ñi ci seen gagne-pain nekk moo bari kon facteur kii bu mel noonu entreprise bu mel noonu su jékki-jékkee taxaw benn place il faut que état bi jàng xool parce que état du Sénégal rek moo mën a redresser làmb teg fu mu nekkoon même làmb ji bu démarré nii sax du tax mu dellu fa mu nekkoon. parce que sponsor yëpp disparaître nañ te tey am na ay tey état bi il a l'obligation d'accompagner la lutte parce que la lutte c'est un facteur de développement ay millions de te Macky Sall le président Macky Sall dégg nañ muy promouvoir jeunesse bi te làmb la lutte pour nga def ko il faut nga nekk jeune. kon boobu dafay jaadu état du Sénégal impliqué wu ci làmb dugal ci les moyens qu'il faut wax entreprise parce que am na ay entreprise yoo xam ne c'est l'état moo ko géré comme le cas de l'ONAS ay Sénélec port autonome am nga waa entreprise mais
publicité wu ma sax mais tey dafa nekk loo xam ne c'est des entreprises la yoo xam dafa yàgg te ñooñu tey dañuy am budget annuel am di def ay actes ñooñu tey dañu war a accompagner la lutte ay port autonome de Dakar ay LONASE ay Sénélec ñooñu dañu war a contribuer ci làmb te ñooñu ay kii nu mu tudd ay bari na yoo xam ne tey état bee ko ci turu état bi la nekk tey ñooñu tey dañu war a accompagner la lutte parce que làmb bari na ci ay jeunes yoo xam ne tey parce que c'est trop dangereux hein un jeune qui pèse 130 kilos 140 kilos et c'est des milliers de jeunes bu entraîné ba macha allah yëg boppam yaakaar ni làmb war na nekk gagne-pain am addinaam war na ko un jeune buy rêvé mel ni Tyson mel ni Yékini mel ni Gris Bordeaux xam nga teral waajuram am gagne-pain am di làmb mu dem ba nga xam ne désespéré na ci làmb kooku tey bu ko seytaane mën na ko këf. mu dem andi agression yi moom mu dem ci leneen. peut-être que nerf yi ñu jël parfois tamit. non du c'est pas seulement du nervi man bëgguma ñuy accenté wu nag koo gis ñu mérite c'est un lutteur yàgg naa ko déplorer tous les gros bras c'est pas des lutteurs. Il y a des gens yoo xam ne tey ils s'entraînent pour di xaar am ñoo xam ne dañuy def sécurité am ñoo xam ne c'est leur boulot parfois damay dégg gars yi nervi tous les nervis c'est pas des lutteurs. ñàkk dama na la am na ci ñoo xam ne loolu mooy seen liggéey sécurité dañuy entraîné nekk ci salle yi saa yu élection jotee wala ñu sécurité benn homme politique wala quelqu'un loolu tey liggéey la mais nañ ko teg ci yoon rek. d'accord mu bañ am violence bi. ñu bañ sa liggéey la am na ñoo xam ne liggéey lañ ko def et c'est des professionnels. boo taxee tey boo gisee tey mbër yi am na suñu def ay formation d'accord depuis longtemps di def ay formation pour sécurité am ay carte daf sécurité jàng ko xam ko daf liggéey la garde rapproché liggéey la mais dañuy bañ rek tey élection yi di ñëwee rek gars yi di leen jël di leen sant di leen def loolu ay sale boulot di leen def loolu loo xam ne tey duñ ko sant seen ay frères duñ ko sant seen ay est-ce que loolu li nga koy ñaaw tam ci dogguma la liñ la ci tuddoon bee passé ne Gris Bordeaux moom moo yàppale wala Gris Bordeaux gis nañ ko ci est-ce que du loolu moo tax nga koy déplorer tamit. non mais loolu man dama ko mës a déplorer parce que cause où je parle au nom de tous les lutteurs parce que dañ ci impliqué les lutteurs bi amer dañu mbër tudduma man mi nga xam ne maa jiite mbëri day nekk ñaari faute ñu ne Gris Bordeaux tey ak li mu def ci làmb li muy représenté ci làmb tey mun nga ko dëkkal feneen mun nga ko boo koy tuumal wala nga koy jiiñ nga ko jiiñ leneen mais mënoo ko jiiñ quelqu'un boo xam ne tey day topp ci ay nit Gris Bordeaux moo mag loolu waxtum laa nag ñu ne nag ay mbëri la loolu tey damay day jaadu ma taxaw setal sa bopp setal mbëri parce que nag dama nekk président des lutteurs dafay jaadu tey boo yëkkatee dara loo xam ne jaaduwul teg ko ci jaru mbër ma taxaw dindi ko mu set wecc d'accord loolu leer na parce que tamit njiit loolu lay jariñ parce que tamit nekkul problème bu am wala gros bras bu ñu gis na mbëri la xam nga loolu jaaduwul te ñu ngi ci conscientiser suñu ay frères yi ne leen liggéey ngeen def sécurité liggéey bu noble la mooy seen gagne-pain mais nag dangeen ko def avec professionnalisme. d'accord loolu dafa jaadu. d'accord leer na comme nañ ko waxee woon yoo ne léegi yow yaa jiite ñi nga xam ne ñoom ñooy lutteurs yi di association mais seen association bi nan la demee parce que dafa mel ne yéen ténor yi rek yéen a ci nekk de wala. non association ñëpp a ci yëg seen bopp. association yi ténor yi ci nekk bariwul sax. association à part am na ay ndaw. à part man le président bureau bi yëpp ay jeunes lutteurs ci nekk je te donne l'exemple Gris Bordeaux président Frasier Abdou Koña maa ngi koy saluer de passage sama secrétaire général xamuloo ko mbër la amul presque sax bàyyi na bëre Serigne Mbacke bi ci ramatu bëreetul presque yaakaaratuñu sax ci làmb te ñu ngi may gunge ci liggéey bi ay l'an 2000 xam nga ay Tigo xaritu yaayam ay mbër yoo xam bëriwuñ sa grand combat ñoo ci ëpp à part man yeneen leaders yi ngay dégg yëpp man maa leen jël def leen ay président d'honneur def leen ay vice président xam nga pour rek ñu sentir ni seen frère mi ngi promouvoir la lutte pour ñu jàppale ma ci liggéey bi mais tey ñi ci suma ay rakk bureau bi di impliqué woo di ci jàpp moo gën a néew fuuf parce que ñooñu tey ñoo ma gën a dooleel sax bu nekkoon ñoom sax peut-être sax damay découragé parce que ñoom ñoo nekk sama wet parce que les leaders sama nawle mbër yi nga xam ne ci kaw leen nuyu de passage Balla Gaye Modou Lo Eumeu Sène Boy Niang Tapha Tine Gouye Gui
booy ay Reug Reug ay Siteu xam nga fu ma leen woowee ngir tey défendre cause làmb problématique yi nga xam ni am ci làmb dañ may fulaal dañuy présenter parce que tamit loolu mooy suñu doole actuellement nii xam nga te loolu dama leen ci à chaque fois dama koy rafetlu parce que xam nañ ni lépp loo xam ne maa ngi koy jóg di ko dox ci làmb du caaganu làmb moo am ay problèmes yoo xam ne tey ñun rek ñoo ko mën a défendre cause yi et saa yu ma leen ci woowee sama frère yooyu saa yu ma leen ci woowee rek dañ may fulaal dañuy présenter loolu nag c'est des gestes à saluer xam nga tamit loolu la xam nañu làmb tey kenn mënuñu ko defaral en même temps di saluer waale association nationale des lutteurs du Sénégal xam nga di leen jaajëfal di leen sant di leen gërëm di leen wax ni daal fan yi passé journée de réflexion yi amoon au niveau de CNG teewoon nañ fi teewal leen yaatal ko défendre seen ay cause wax ni rek bon làmb moom noonu la fa mën noonu la. d'accord yaa ngi ko tudd léegi CNG gis nañu foofu it dafa bari woon coow ñu bari dañ ne dafa incompétent woon léegi mu am yeneen ñoo xam ne ñoom ñoo ko yor ñu bees seen liggéey ñu leen di xaar jafe-jafe yi nga xam ne yenn ci mbër yi ñu ngi koy ŋàññi lu ci mel ni cachet yu bari yi nga xam ne ñu ngi koy dagg te loolu it dinañ ñëw ci loolu monsieur le maire coow yi daal bari na comme ni ma koy waxee. waaye lu jëm ci ñoo ko gisandoo de. ayca mbër bi moom mënul daj mais monsieur le maire bi. mais mën nañ ko yàkkamti loolu dinañ ci ñëw dañu ñëw ci CNG bi rek. waaw mais CNG bon ñoom ñoo fi représenté l'État yàgg nañ amoon ak ñoom ay jafe-jafe xam nga ci loolu mënul ñàkk parce que tamit bon cause bu ñuy défendre rek mooy tey promouvoir la lutte rëq-rëq yi làmb di am lu koy tax di ko défendre parce que tamit loolu moo tax association bi maa ko mujjee yor nekkoon na ci ay loxo Moustapha Gueye yoroon na ko Boy Kéré Xarim Gadiaga ñun ñu leen di sant di gërëm liggéey bi moom mu tegu sama loxo surtout rek tey loolu suñu liggéey la tey ñuy défendre bépp jafe-jafe mbër tey tête yi fi nekkoon tey bari na lu ñu doon déplorer loo xam ne tey ci suñu ay droit lañ ko tegoon rek mais ñun làmb ñun ñëpp a far mooy bëri na tey ay règlement yoo xam ne dañ ko doon dañuy jékki-jékki rek ñu tegal ñu ay règlement ci table yu bees yoo xam ne ngeen ko waxtaanee di ngeen ko yëg ak li bu ñu leen laajee ñu na suñu président écurie yi ñoo teewoon président écurie un lutteur li mu mën a défendre ay cause am moom président écurie mënu ko défendre yàgg ko déplorer ba diggante bi nag am ci ay changement am ka nekkoon ci bopp ba muy président Aliou Sarr nekkatu ko Bira Sène na fa nekk ak beneen équipe xam nga ñu ngi koy nuyu suñu papa la suñu nijaay la suñu xarit la amuñu musuñoo am ak moom xaar ma yàlla mais dafa fekk ni boo bokkee ci benn métier il faut que tey li ci sa ak sa yelleef nga xeex ko ba am ko loolu dafa jaadu c'est valable tout le monde mais Aliou Sarr suñu papa la ñu ngi koy jaajëfal di ko sant di ko gërëm ñu tey il n'est plus le président mu ngi nekk ci ay activités te lañ doon te jamono ji may wax ak yow loo ko wax tooñ ko parce que nekkatu fi il n'est plus le président te loo ko li ñu ko doon wax nag jàkkaarloog moom bu defee naka su dul noonu ñu ne ko nii la parce que moo jiite woon actuellement nii lu ko waay wax tooñ mais tax ñu ngi koy jaajëfal di ko sant di ko gërëm doon nag bon na nekk ci jàmm ak salaam le président Bira Sène barki démb def benn séminaire pour séminaire bi dañ ñoo ko teewee ak lan moo ko tax a jóg parce que suñu gis ngeen def ay séminaire tamit. mais c'est dans l'histoire de la lutte c'est une première man di ma fekkee séminaire moom boo ko defee te woo les associations woo làmb ñi ko ŋànk yëpp du séminaire loolu lañ bokkoon na ci li ñu doon déplorer ay jamono mooy dañuy toog jékki-jékki rek bu dekk seen ruq teg ay règlement yu bees tàq yoo xam ne genn wàll bi yëpp ci ndoddu mbër lañ koy sëf ay 95,5% ay sanctions financières. ci cachet yi ñuy dagg ak yooyu. waaw dagg lépp daal ci ndoddu mbër lay nekk mu métti woon trop mais nag ak teg yu bees yi ñu gis ak le président Bira Sène mu nekk nit ku am écoute kuy diisoo kuy jégoo tey lii tey ñu koy rafetlu lu jaar yoon la chaque année tey avant leen di xew règlement mënul ko changer mënu am ay coppatiku te doo woo ñu ngànk làmb yëpp ci nekk joxe xalaatam mais lii ak li bu ñu ko defoon parce que làmb ñu ñëpp ko bokk bu ñu wooyee nag ñun mbër yi teewoon nañ fa man Gris Bordeaux
représenté ko fa association nationale des lutteurs du Sénégal amoon na yeneen association yu fa nekk des ménagers xam nga président des xam nga association yu bëri ñu ko teewal ñu teewal fa association nationale des lutteurs ak sama ay collaborateurs le secrétaire général Frasier ànd ak ci ramatu Serigne Mbacke Ndaw ñu càmbar li nga xam ne tey moo nekk problématique bu mbër problématique làmb liy problème am ñu jëppal leen ko xam nga te kon ni ko association jëppalee seen ay xalaat seen ay réflexion bu ko defee ñoom dañ ko càmbar xam nañ ni tey liñ leen tegal ci table bi mooy problème mu làmb xam nga wax nañ fa ci cadre ñun tey suñu wax nañ expliqué leen ni tey ñun tey c'est pas normal tey un ancien gloire nga xam il a beaucoup fait pour la lutte tey quelqu'un boo xam ne tey def na làmb ci lu ne tey dem ba bàyyi bëri tey muy ñëw ci stade ñu koy téye ci guddi rafetul parce que tey ñun fa la ñu mujjee ëllëg parce que tey boo demoon ci football Seko Sakho wala Boy Bandi bi ñu dem ci benn match Sénégal ñoo di téye ci guddi nit ki da nga koy sagal ne serait-ce que tey suñu papa yooyu nga xam ne ils ont beaucoup fait pour la lutte suñu yaay yooyu tey ne serait-ce que tey CNG promouvoir ay patch yoo xam ne dañ koy takk chaque année pour ñu mën a leen ràññee parce que ñëpp nekkuñu ay couloir xam nga bu ko defee fu lamb am ci Sénégal bu ñu demee ñu honoré leen en plus ñu wax ci système bi nga xam ne tey dañu koy assurer assurance yu mbër mënul nekk ci mbër bi bu duggee ci lamb ji. surtout dañuy gis ne tamit ñu ci bari bu ñu demee ba sonn comme yenn ñi nga xam sax génn nañu àdduna wala ñu mag dañuy am problème bay def ay quête ci réseaux sociaux ak ay ñaan ak yooyu yëpp tey ñun association bii ma jiite promouvoir nañ ko tey teg ay war nañ signé fan yi ak CMU Moustapha Mbengue c'est le président régional de Dakar mon frère maa ngi koy nuyu le passage di nit ku yàlla baaxal pare na da pour accompagner association bi pour ñu signer benn convention pour ne serait-ce que tey mu accompagner les lutteurs ci côté santé maa ngi koy nuyu de passage loolu tey fu ma rôle la tey ma taxaw ci loolu mais waxtaan nañ ci cadre assurance système d'assurance bi nga xam ne ñu koy assurer mooy tey un lutteur war nga ko assurer keroog ba mu jëlee avance signé contrat de 6 mois ça fa la assurance war a commencer war a tàmbalee mais waroo assurer mbër bi war nga ko assurer tey à partir de combat bi loolu la seen type d'assurance loolu la. loolu moo ci nekk. loolu c'est pas normal parce que y a beaucoup d'assureurs yu fi nekk yoo xam ne tey mën nañ la tegal ay multi système forfaitaire boo xam ne tey dañ ci gis sa bopp. xam na waxtaan nañ tamit ci cadre 4 appuis parce que 4 appuis amoon na lu taxoon mu ñëwaat. xam nga yu bëri yoo xam ne tey wax ci cadre cumukaay yi parce que mbër yi parfois dañuy dégg mbër bu dem ci cumukaay yóbbu presque. 500 bouteilles day am ñaari cumukaay. bu ko defee làmb tey bu guddee wóorul parce que malfaiteurs yi dañ ciy profité. xam nga dafa am ay malfaiteurs yoo xam ne tey bu làmb guddee mooy seen gagne-pain dañuy romb di def naka su dul. muy agression yàq wax nañ ci diggante face à face. loolu ci lu leen jébbal la. te xam nañu loolu tey problématique làmb la. face to face. nga woo ñaari mbër woo mbëri ku ci nekk ñëw dëkk ak dëkk. bu ñu fa jógee promoteur bi jëlul ay mesures de sécurité qu'il faut. day mujjee tas à tout moment mën na dégénérer. yow nga bëgg a jël problème bi sëf ko mbër te or que promoteur bi moo jëlu sécurité bi mu war a jël or que nga convoqué ñaari mbër yoo xam ne ci dëkk lañ jóge ci quartier dëkk ba jóg waaw mais est-ce que tamit foofu du am problème mi nga xam ne ñoom ñooy mbër yi war a ñëw def face à face bi duñu wax ak seen accompagnant yeeg yooyu parce que day gis coow yëpp ci biti lay nekk wala sax ci biir fi ñuy defee ñu gis ni sànnante chaise yi non mais soo convoqué ñaari mbër woo leen ak 2 personnes pourquoi nga woo mbër yi woo dëkk ba yëpp ñoom ñaar képp donc nga jël sécurité bu mag. ku fa ñëw doo à 100 mètres ku fa ñëw sax doo fa taxaw. parce que le promoteur a l'obligation tey gérer sécurité bu mat sëkk. problème bu am dañuy pointer doigt au lutteur pour la mbër bi ñëw problème am. promoteur bi war a jël sécurité bu day il faut 5 policiers problème am. nga ne mbër yi dafa dina ñombe lu xew ñu sëf ko mbër yi. il faut que tamit il faut revoir les choses. tey ni nga mën a sanctionner le lutteur noonu nga mën a sanctionner le promoteur ci question de timing. parfois da ngay woo mbër nga ne ko signature contrat nga ne minuit. wala nga ne 10 heures mbër bi ñëw 10 heures taxaw toog ñu dem ba minuit événement bi commencé bu. mais est-ce que du artistes yi ñu invité rek. non mais planning la
te mbër bi bu ñëwul heure boobu nga ne da nga koy noté wala da nga koy dagg wala yooyu. kon promoteur bi xanaa lépp xanaa lu xew ñu ne mbër bi. ni nga joxee obligation ni mbër bi 10 heures pile daf ko war a teew fekk foofu promoteur bi noonu nga ko war a jox timing boo xam ne tey minute pile la événement bi war a commencé. d'accord bu commencé wul la nga war a ak moom nga wax ko ak moom mais tey doo ñëw tey une fois que ça m'est arrivé ma ñëw 10 heures toog xaar ba minuit quelques membres du CNG na ma tuyaay bu la neexee nga dem parce que remplir nga sëg man la du ma def loolu. parce que événement bu toll nii ñëpp di ko toog di ko seet à la di ko xool à la télé te du ma ñëw di dem. d'accord xam nga toog. waxtaan nañ ci jëpp waxtaan nañ ci touche boobu. en même temps waxtaan tamit bëri na yu ñu. mais yaakaar nga dina am gain non mënul bañ waxtaan nañ ci ay ci gants yi nga xam ne tey CNG xalaatoon na ko pour tey indi ko. parce que tey sport ci àddina sport de combat seul le Sénégal dañuy bëri dóor te duñu sol ay gants amul. waaw parce que parfois nga gis mbër boo xam ne jékki-jékki rek bañu wadd. non ci àddina protège-dents bi ñu ko yëgee nii am na ba léegi am na ay mbër yoo xam ne tey fi may wax ak yow nii mënuñu ko tàmmuñu ko sax. day wadd. dañuy bëri ci biir combat sonn duñ ko mën a ci seex parce que tàmmuñu ko ils ont pas l'habitude tey je te donne un exemple tey CNG da xalaat nañ ko comme MMA gants yi ñuy sol. yoo xam ne sa loxo yi day nekk si biti mais loolu dafa baax. dina tax tey làmb ñu exporté ko yëkkati ko yóbbu ko partout dans le monde sinon bu ñu ko organisé wul làmb fii rek lay yem te làmb sport la boo xam ne dafa symboliser ñaari mbir côté art culture ak sport. làmb dafa am ay cosaan yu ci nekk yoo xam ne tey mën na sax vendre l'image du Sénégal effectivement parce que un ami gi tey nit koo xam ne dafa dëkkul suñu dëkk bi lenn rek ñu ko mën a jaay mu jaaxal ko muy làmb suñu culture te loolu tey buñ ci dugalu suñu loxo organiser ko delloo ko fa mu nekkoon xool li yàqu-yàqu yi di ko dindi ko xool li koy avancé la sama diggante ak yàlla làmb day am jafe-jafe. d'accord kon loolu nag waaw te loolu yaakaar nañ nag suñu attente ñu leen tegal di jëbal dem yaakaar nañ ko dinañ ci bàyyi xel bu baax. d'accord ñu xaar ba